jërë ngeen jëf mbokk yi ñu suivre saa su nekk sur la BP Actu comme ni ngeen ko gisee rek tey ñoo ngi fii nii ci Grand Dakar fi nga xamante ni fi la coowal taalibe yi xewoon démb fi nga xamante ni foofu la ñu gëtëmee taalibe yi yóbbu leen par la force fi nga xamante ni foofu lañ doon dóoree ki nga xamante ni moom moo di sëriñu daara bi nettali nag ca gémminu borom la dàkkee moo ngi nii toog ak ñun ñu ñëwaat lekk ci li nga xamante ni moom moo xewoon ak naka la demee ziar naa la sëriñ bi. waaw dalal nañ la jaar Oustaz Taha Niang la xaadimul Quran fi madrasati Seydina Ousmane Bun Affan nekk fii ci Grand Dakar ci daara ji di fi jaamu yàlla ci ndongo yi nga xam ne yàlla moo leen teg ci suñu loxo ci ndigalu tamit suñuy kilifa ci suñuy waajur ak ñi nga xam ne ñooy waajuru ndongo yi muy ndond loo xam ne ñu ngi ko dondee ci sëriñ bi nga xam ne moo ñu jàngal alquran fii nga xam ne fii ñu toog fi lañ jàngee alquran ñun ba yàlla dogal ñu wattu ko ci wattu bu rafet yàlla dogal tamit suñu sëriñ wàcc liggéey ñu jël daara ji teg ko ci suñu loxo waaye ñu xamal sénégalais yi avant ñuy teg daara ji ci suñu loxo bépp opportunité bu doon nit doon am pour am àdduna amoon naa opportunité yooyu parce que ku ouvert laa woon ci àdduna waaye alquran boo ko mënee say mbokk say kilifa ñëpp ne la da ngay ñëw toog ci daara ji yore ko nooy mën di def rek mooy topp ndigal parce que ñun jolof-jolof du lañ yoree ñu toog fi démb nag ci daara ji suñu sëriñ bi nga xam ne moo ñuy jàngal suñu sëriñ Maxtaar Niang ñu ngi ñaan yàlla doolu ko yërmande ñi ñëpp xam nañ ko ñoom ñoo bokk génération sama ñoom nijaay kenn gën mënu ko ci jàngal alquran ñaareel bi sëñ Hadi Touré mel mi ñu xam mu faas alquran ju rafet jim yor doon ci liggéey bu rafet ci anamin yu rafet moom moo ko jàngal kooku moo ñu jàngal suñu mag jële toog mën naa wax ne sama waajur njaboot gi mu am yëpp moo leen jàngal alquran bañ mokkal ñu ngi koy ñaanal moom bi ñu joxee daara ji nag yàlla dogal li dal ñu koy sant yàlla nag alhamdulilah parce que liggéeyu lislaam toolu xare la boo xam ne mag ñi fi nekkoon ñëpp mi maam borom Touba dund na lu raw li ma dund maam Cheikh Seydi Hadji Malick maam Omar Fouti ñoom ñëpp dund nañ lu nekk ci xeexu tubaab bi seen dund ci fédère boog yi ci aju ba daara Ahmed Khali Fall bu Pire ñoom ñoo ko taal man li ma métti nag mooy ñooñu ay nit ñu xonq lañu woon ñu gis leen ñu doon ay tubaab léegi nag ñun ñiy taal suñuy daara ay sénégalais lañ comme ñun ñiy jàpp suñuy xale ay sénégalais lañ comme ñun ñuy tëj suñuy daara ay sénégalais lañ comme ñun ñi ma def nii ay sénégalais lañ comme man ñi nga xam ne ñooy liggéey lii muy waa ñu directeur protection des enfants ñu xam ko muy Ñoxabaay Diouf ñun ñu xam ko bu baax liggéey bii mu nga xam ne moom la attaqué def ko CDPE collecte ay mbooloo yu mu woo yëpp ay mbooloo tappale la te maa ngi wax sénégalais lii du jàll parce que lu leen yàq gi jaral ñun defar gi jaral nañu lu ko ëpp bu ko defee nag li xew démb fii laa toog yor sama kurus fi ngeen ma fekk ma toog nii fi laa yor sama kurus xale yi samay xale daw ñëw na ma am na ay taalibe yuñ jàpp biñ ne ma jàpp nañ taalibe yi maa leen ñun jàpp ñu ne ma xale yi sëñ Daam Ñang mais moom lañ jàpp ay xaleem sëñ Daam Ñang sama doomu bàjjan la sama cousin la bi ma jógee fekk ko fa gars yi mi wax ak ñoom wax ci xaw a tàng am keneen ku fa nekk di arrangé ma ànd ak xale yi ne nañ leen dem ñu mag ñi yàlla dafa dogal sax heureusement xale yu mag yi nga xam ne dañoo liggéey waaye bu fekkoon xale yu mag ñëpp maanaam kenn du ma laal man ñoom la ñuy gis bi may dem tamit man dama civilu comme ni nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoo indi kaar bi chauffeur bi nga xam ne ma yoroon kaar bi dafa civilu te man dama jàppoon moom mooy chauffeur bi ñu fekk leen fa ñu ma leen bàyyi leen xale yi ñu ne ci quelle raison la ñuy bàyyi xale yi ma leen ñii suñuy dong lañ ñun yàgg nañ ci daara ji xam nañ la fi nekk ñi ay taalibe lañ ñu ne duñ leen bàyyi te xale yi ñu ngi leen jàppee ci door ko daara ji tuuti rek léegi benn xale bu mag ñëw dem ci alkaat bi na ko bàyyi leen xale da ngeen leen bàyyi ci nii wala ci ne xale yi tàng police bi poñe ko commencé di ko dóor yu métti nag moom taalibe bi ci boppam mais intervenir seen diggante waa ji du boole ma ci ma taxaw mu dóor ñun nag yàlla dogal na ay sëñ daara lañ mais ay boy town lañ fii lañ yoroo xam nañ ci dëkk bi lu bëri parce que fii lañ jàngee Grand Dakar ku fi jàngee xam fi yoroo biir tey ba doo doon ngaaka doo doon vaurien tamit ma jàmmaarloo ñoom ñu sot ma ay ponkal seen
pistolet sama bopp bi lañ ko bëggoon a dóor ma ko fii seeni monat seeni liif wër ma këdd ma ba ma tëdd seen biir ñu may dóor xanaa ab agresseur sax ab sàcc wala ku tooñ kenn waru ko def noonu. loolu muy lu metti loo xam ne sénégalais yi nga xam ne ñoo opté yor daara ñoom ñoo ko opté parce que daara bi mu fi ñëwee 1960 depuis indépendance ba léegi nga xam ne junni at daara nekk na ko fi école français bi nekku fi woon bi ñu fi nekkee ba léegi sénégalais yi ñoo leen yor yaayu daara la ñuy dégg waaye nag ñu ngi ñaan président mu doon suñ baayu daara parce que actuellement daara soxla na baayu daara ñu ngi ñaan kilifa yi ñu doon suñu baayu daara comme ni ko Cheikh Hadji Abdou Aziz Dabakh nekkee woon. lii ñu ma def nii nag nee nañ histoire Sénégal moo ngi koy door a bind suñ daara buñ dóor ba tuur deretam lu ne xaj na ci waaw ñëwaatoon nañ sax pour jël si ma nag waaye bi ñëwee fekk maa ngi dem hôpital bu faju ji maa faj sama bopp maa def li nga xam ne moom la ma droit may yëpp xam naa ko def naa ko toog di leen déglu bu ko defee ñoom gendarme yooyu police yi militaires yi nañ jàpp ne sëñ daara yi duñ ay ivoiriens ñun ay citoyens lañ. élection bu jotee dañuy voté suñ carte d'identité nationale sénégalais fii la nekk dañuy fay suñuy lempo lu nit di fay ci réew mi ñun dañ koy fay ci ay taxes lii nag dafa ñaaw maa ngi koy ñaawlu mboolem monde bi àdduna bi ñëpp ngi koy ñaawlu. sama sëriñ bi nga xam ne moo ma jox sama tarixa mi sëriñ Babacar Sy Mansour maa ngi koy jottali message bi ne ko du man dong lañ def lii barki démb Casamance xale yi ci stade bi lañ leen jël comme ay xar wana naa leen am na si benn chaîne bu ma leen seetaan ñu ne ñi ngi leen évacuer di leen delloo fan lañ jëm ñun sénégalais yi ak état bii ndax ñun suñ président bi moom ñun la jiite wala ñeneen la jiite. kon nag li ñu wax rek mooy lancer appel bonne volonté yi muy sénégalais yi nga xam ne ñoo bëgg daara ñoom dañu faa daara xale bu génn ñu am lu ñu leen jox ñu indi seen sëriñ ñu jàng te fii ñu toll ci daara ji nii am na ci ay xale yoo xam ne génn nañ fi ñii am na ay chef d'entreprise yu génnee ci daara ji am na ñoo xam ne ay concours national dañ koy jël fii ci daara ji. am na ci ñoo xam ne jàng nañ seen métier ba mokkal ko di liggéey boo demee ci marché bi fii HLM Sandaga ñoom ñoo fees del kon fii ay caaxaan nekk fi te daara yëpp noonu lañ mel. xam nañ ñiy caaxaan enfant dans la rue kuy génn ci mbedd mi di taxawaalu du yalwaan du def dara kooku mooy enfant dans la rue bu ko defee nag naka la ñuy bàyyee élèves yi ñuy jàng ñu ne taalibe yi duñ jàng. mais comme li nga waxoon dañuy ñëwaat ci fee bi nga xamante ni ci lañ la dóoraale taalibe bi yow dong la ñu gaañ wala taalibe boobu tamit gaañaale nañ ko. waaw taalibe bu mag bi dóor nañ ko ba gaañ ko beneen bi sëñ daara bi nga xam ne moom lañ jàpp ay xalem dóor nañ ko mbéj nañ ko dugal ko ci kaar bi yóbbu ko benn police ci police yi jege yi sëñ daara bi dañ ko monété aussi. est-ce que yell na sëñ daara boo xam ne te sëñ daara boobu ñu monété fii la jàngee moom it. kooku ñu jàppoon fii la jàngee papaam moo ko jàngal papaam wàcc liggéey ni ma jotee daara ñu joxe ko daara kon kooku lu leen yàq gi jaral ci gone yi defar gi jaral nañu lu ko ëpp waaw sëñ daara yëpp foofu lañ taxaw ñoom lu leen yàq gi jaral ci xale yi rek defar gi jaral nañu lu ëpp loolu parce que mag ñi duñ ñu defar bañ defaru ñoom ñu jàngal leen ay tubaab bañ gëm na ay tubaab lañ loolu moom ci gën a métti ñoom dañ leen a jàngal wàllu nasaraan bañ gëm na ay nasaraan ñu jël leen tubaab bi fay leen pour ñu xeex ak ñun ñu jàngal ñu daara bañ gëm na ay nitu daara lañ mën a sol suñu mbaxana yor suñuy kurus di jaamu yàlla di defar ay nit comme ni nga xam ne moom la ko sëñ Touba defee réussite ko maam Cheikh Seydi Hadji Malick def ko réussite ko maam Omar Fouti yi def ko réussite ko mag ñëpp def ko réussite ko ñun ñu bëgg liggéey boobu ñu ne duñ ci daal lum leen jaral ci ñu bañ ñu defar xale yi ñun defar xale yi jaral nañu lu ëpp loolu te nag ñi ngi lancé appel xalifa généraux yi ñun ñoom lañ toogal fii ñoom ñoo waroon toog ci daara yi di jàngale te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al ulamaa'u warathatul anbiyaa yi boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi doonuñ leen ci alal du kër yu rafet du jigéen yu rafet du dëkkuwaay bu rafet du dàll yu rafet du yëre bu rafet toog di jàngale mooy affaire bi toog di jàngale lañ doon ci ñoom ñii toog di jàngale nañ leen xalifa yi protéger parce que dimension spirituelle bi leen yàlla jox ëpp na doole loolu dimension spirituelle bi leen yàlla jox ñoom xalifa yi bu ñu àddoo ci lii bu subaa mu fay. kon ñu gis ni sa bët bi xaw naa
tuuru bu baax a baax ndax instant bi moom ko la ni jàkk rek xam ni dóor nañ la bu baax a baax arme bi lañ la dóor ci sa bët bi. waaw xam naa dóor bi ma dóor moom dóoru baaba naari la bi mu ne ma rëf dama daanu. aussi dañ ma tiim ñoom mbooloo ay ponkal munoo imaginer dóor ma bu ma dugg seen biir ñi di ma kajjate sama ginnaaw gi fi mu toll nii mënu ma la woon mais këdd pistolet yi nu mu tudd liif yi ba pistolet bu ñu ma naroon a dëbb sama bopp bi. léegi nag li ma bëgg mooy sénégalais yëpp nañ xam ne daara moo fi nekk daara moo fi njëkk te moo fi mujj incha allah. am na ñu doon jéem a intervenir bañ lay tiim di la dóor wala ñoom ñëpp dañoo taxawoon ndax ragal homme de loi yi. parce que ñoom ay civil lañ man dóor nañ ma ba ma génn ba ñëw fii xanaa bi waa ji génnee monette ak pistolet laa xam ne ñi ay police lañ parce que man dama jàpp ne ñu doon jàpp ay xale lañ man mii bi may dem soo ma yére sëñ daara dama civilu comme ñoom. mais bu ñu ma dóoree ba pare lañ xam ne ki ñu doon man daara yi nga xam ne ñoo yelwaan maay seen secrétaire général mooy daara madaarisul quraaniyatul asila daara yi yor police ci Sénégal yëpp nag maay seen secrétaire général. kon combat bi combat daara la du combat oustaz bi ñu fi ñëwee di wax dama leen man génn naa ci lii ñu ma def nii ak cant yàlla la waaw alhamdulilahi rabbil alamin lañ ciy wax waaye méttit lu ko nag devant tous les Sénégalais devant le président. waaw méttit lu ko ba fa méttit lu yem parce que waruma xëy war a jàngale ñu toj sama bët waruma xëy di liggéey ci réew mi di jàngale xam-xam di jàngale alquran di yar nit ñi di leen tarbiya te fu nekk sénégalais ñiñ ma fay soxla ma leen wuyu bu ñu soxlaa seen tudd woo ma jiite leen di leen demal seen soxlaa kaamil woo ma te looloo gën a tuuti xale yi ndaw yi ngay defaat ba ñu war a mel ni yow looloo ci ëpp fulla am na ñuy tudd loolu ci kaw sax mais xale yi nga xam ne yaa leen yor seen responsabilité. loolu ku la fekkul fa nga nekk remercier la accompagner la mesure accompagnement yi nga laaj ñu defal la ko daf la war a bàyyi ak sa xam-xam bi nga bëgg ci xale yi ak sa particularité bi nga am parce que daara réalité yi mu am ku nekkul ci daara xamoo ko ku dundul daara xamoo réalité daara ñiy wax ci mbedd mi yëpp dañuy coow rek mais ñii nga xam ne ñoo dund daara boo bëggee xam daara demal nga laaj leen ko. waaw mbokk yi comme niñ leen ko waxee rek démb xew-xew bi nga xamante ni moo amoon na fii nii ci Grand Dakar sëriñ yi nga xamante ni maltraité woon nañ leen jël seen ay taalibe yóbbu ko mu nekk loo xamante ni nag askan bi yëpp nakarlu woon nañ ko mais pour police d'information dañoo ñëw toog ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ndey mbili gi ñu daal di ñuy wax fee yi naka la demee ak xale yi ci yan condition lañ leen gëtëmee ba daal di leen di jëlee ci seen ay loxo ziar naa la sëriñ bi. ñu ngi delloo ziar. waaw salaam ñu ngi delloo ziar baax di leen nuyu yéen ñëpp. comme li nga xamante ni moom moo fi xew démb moom moo waral suñu ay tànk ñu bëgg cee am yeneen leeral naka la demee ak affaire bi nan lañ leen bettee avertiroon nañ leen am déet. waaw xam naa ne xew doon sax si suñu daara ji waaye ci daara yi ki mu xewoon daanaka ñoog moom benn lañ ndax ñoo bokk lépp daal ñoo bokk lépp moom ay xalam ñu yalwaane woon lañ. diggante 9h 10h ñu tase ak ñoom jàpp leen mi leen jàppee nag moom dafa ñëwoon di leen laaj ba xam lu tax lii ngeen jàppale ak ku ngeen ànd ak ci loolu na ñoom nanguwuñ leen a déglu daal moom nag mu ne xale yi duñ dem loolu moo leen jotale ak ñoom waaw. joxewuñ benn explication fan la ñuy jëmee ak ñoom ak ci yan ndigal la ñu ñëwee di jël xale yi. waaw ñoom niñ ñëwee ñoom nee na yàlla la ñuy aaye fi ñu yóbbu xale yi dañoo waxuñ ko moom waaye yàlla la ñu wax ne moom la ñuy aaye waaw. léegi sëriñ bi naka la def ba ñu jël ko teg ko loxo di ko dóor. waaw xam naa li ma la wax ni moom ba mu ñëwee dafa gis xale yi ci biir oto bi daal di ne moom xale yi kenn du leen yóbbu léegi nag loolu moo ko jotale ak ñoom loolu moo ko jotale ak ñoom bi ñu laaj fan ngeen yóbbu xale yi. waxuñ ko fan la leen yóbbu sa njaboot nag fu mu nii buñ ko jëloon ñoo fekk sa njaboot kuñ ko mën a defee ni defoon dong ngay def ñoo jël si njaboot bëgg leen a force yóbbu leen nga laajte fan la leen yóbbu waxuñ la ko danga ne ñii kenn du leen yóbbu waaw loolu moom jotale ak ñoom. ñu gis ni jamono ji li ñuy dut baaraam daara yi bari na dañ naan daara yi nañ leen tas nañ jël xale yi yóbbu leen seen famille wala ñu jël daara yi yóbbu leen feneen lan ngay wax ci loolu.
tas daara ëpp leen doole rek teguñ ko fenn kay ëpp leen doole rek loolu dong la kay ëpp leen doole rek daara ëpp leen daara kay képp koo xam ne dimbale woo daara ba fexee num jàngee defoo fa dara di war a fa am benn dogal moom bépp dogal boo fa demit jéem koo tas ak leen nit sa doole nga yor rek waaye yoroo benn dëgg moom déedéet yoroo benn dëgg. est-ce que dem seetu woon ngeen ba xam xale yi fan lañ leen yóbbu woon am na ku ci toppoon wala nangu woon wu ñu woon kenn topp si. waaw xam nga topp bi moom doo ko mën topp bi comme yow mi ñëw mayuñ la yaa ngi xeex ak ñoom nan nga ci toppee mun a ca topp di ki doon xeex ak ñoom ñaar ñoo fa nekkoon mun a topp ak ñoom. léegi la ñu indiwaat xale yi. xale yi moom ñoom indiwuñ leen dafa am ku doon lijjanti rek ba indi leen xale yi 3 heures lañ ñëw 4 heures sax jot na bi ñu ñëw. déedéet ci ngoon gi. 16 heures waaw 16 heures waaw. ziar naa la sëñ bi. waaw maa lay delloo siyaar bu baax a baax soxna si di la fay nuyoo bu baax. lan ngay wax ci li nga xamante ni moom moo fi xewoon démb. li ma ciy wax xew-xewu démb bi xanaa dama koy naqarlu rek naqarlu ko bu baax a baax xam na tamit wax dëgg dañoo ëpp doole rek ci kaw loolu rek waaw ndax ñun amuñ lu may daara lañu yaakaar moom lañ amin nag waaw ndax joxuñu lu ñu dundee taalibe dañu ko jox ñoo koy jàngal léegi nag kooku tamit dañu fay luyaas dañu uti ndox fay courant lépp yor suñuy soxna kooku nag il faut taalibe yalwaan waaw. dañoo jàpp ni ak fi jamono bi toll jàpp taalibe yi ñu yolwaan ñu bari dañoo jàpp ni exploitation la ñeneen ñi daal di jàpp ni warul ndax feebar bi alors que ku xam taalibe xam ni taalibe bu yalwaanul du xam dëgg-dëgg lan moo di jàngu alxuraan. waaw dëgg la soxna si li nga wax dëgg la xam nga feebar moom ñëpp xam nañ ne feebar moom doy na waar trop ndax feebar bi tax na lu bëree wàññeeku. ci doxalin yi mu de marché yi njaay yi néegi yàlla yi lépp feebar wàññeeku na ci loolu waaye ndemit nag sëñ daara bi nga xam ne maanaam taalibeem day yalwaan nii neexu ko bu amoon loo xam ne mën na koo dundalee dafay toog jàngale baax a baax waaye nag daara dafa nekk loo xamante ne bii dafay yar nit te defar nit bari na ci Sénégal mag ñu baax ñëpp ñi fi gis ñëpp boo demee Njaasaan Tiwaawoon Tuuba kañ fay raamal di ko sukkal di ko siyaare ci daara la jaar teg nañ am comme na ko Alaaji Abdourahmatullahi daan waxee kenn ko ne teg nañ àlliwoo sa lupp na la waxal baasin mii mara waaw loolu de xam nañ ko ci. ñu gis ni liñ leen di gëtëmal bari na trop duñu toog lu yàgg te newuñu daara ji sëriñu daara yi wala taalibe yi te tey ji sénégalais yi ñu ci bari ñoo ngi naqarlu fitna yi ñu leen di faral di leen teg rawatina li nga xamante ni moo xew démb. waaw li nga xam ne moo xew démb comme ma dellu ci li ma waxoon rek dama koy naqarlu baax a baax xam ne tamit dañu ëpp dool waaye nag ñun lépp ñu ngi koy di suñu borom ñaan ci yàlla mi nga xam ne mooy faj yàlla nañu ko yàlla fajal yàlla nañu yàlla jox luñ dundee. njaboot gi nga xam ne moom la yàlla teg suñu loxo it yàlla jox ñu lu ñu dundee kii sama rakk la ñoo bokk ndey ak baay waaw ñoo bokk ndey ak baay. démb fay ba muy am yaa ngi taxaw. déedéet man booba bi mu am boo fekk mu fi wax dëgg dama demoon benn programme yàlla def man ak moom mii ñoo àndoon waaw li xew suñu gannaaw waaye bañ dikkee tamit ca lañ nekk ci ba timis ànd ak ñoom ci naqaru ak tiis yi waaw. est-ce que ñi nga xamante ne ñoo doon gérer daara bi prévenir nañu seen parents yi ba ñu yóbboo xale yi. waaw seen parents yëg nañ ko ndax xam nga léegi moom dara umpeetut téléphone yaa ngi fi lépp a ngi fi. lan moo nekkoon seen réaction. ñoom ñooñu. ñoom seen parents yi. waa xam nga man bu dee man ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañ téewoon seen parents jotu ma leen téléphone waaye ñi nga xamante ne ñoo yor xale yi
dañ téye seen xel maa ñoom ñoo bokk benn dëkk bokk fi dem benn quartier kenn ñoo bokk benn kër ma ak moom néegam ak suma ne ñoo jàkkaarloo waaw. Salut, je me nomme Serigne Mbacké Bousso Mbacké. Nous avons tous vraiment vu cet incident qui s'est produit hier au quartier de Grand Dakar. Des forces de l'ordre qui étaient venues ici hier en train de se bagarrer avec un maître coranique ici à Taïba. Donc je pense que ce que nous avons vu hier, c'est déplorable. Les Serigne Dara, les maîtres coraniques du Sénégal, jouent un rôle important au sein de la société. Donc, vu sous cet angle, ils ne doivent pas être considérés et traités de la sorte. Donc, ces dernières qui jouent un rôle important, qui encadrent, je pense que il y avait eu une bagarre, parce que les forces de l'ordre l'ont frappé. Et je pense que s'ils ne l'avaient pas frappé, dans ce cas, ce maître coranique n'aurait pas agi de la sorte. Donc aujourd'hui, ce que nous voyons au Sénégal et tout ce qui se passe, nos chefs religieux tels que Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Sidi El Hadji Malick, Baye Niass ont été encadrés, sont donc fait leur parcours d'études dans les écoles coraniques. Donc l'école coranique est aujourd'hui au Sénégal pour encadrer, donc pour former des jeunes afin donc de leur faire des personnes bien capables donc de produire quelque chose dans la société. Donc je pense que nous voulons que ça cesse. À chaque fois, ils ont des problèmes avec l'État, ne leur fait absolument rien. Si vous allez au niveau de l'université de Cheikh Anta Diop, vous verrez que les étudiants sont mis dans de très bonnes conditions d'études. On leur donne à la fin du mois, on leur donne les bourses. Hein? Donc les Serigne Dara, on ne leur donne absolument rien et on ne leur aide pas. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait en train de faire? Ils sont en train de leur faire du mal. Ils sont en train donc de les frapper. Et je pense que ça, c'est déplorable. Les Serigne Dara ne méritent pas ça. Un Serigne Dara, c'est quelqu'un qui doit donner un bon exemple. Si aujourd'hui, on les frappe, on les maltraite, je pense que ça c'est déplorable et nous ne voulons pas que ça se reproduira donc dans les jours à venir. Disons que ce qui s'est passé n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder la vase parce que presque tous les mois on entend un Serigne Dara qu'on malmène, qu'on amène en prison parce qu'il a fait quelque chose qui est normale dans un Dara. Donc je pense que tout ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est que les policiers, les forces de l'ordre ne connaissent pas leurs droits. Ils ne maîtrisent pas leurs droits. Donc le rôle de la police, c'est quoi? C'est d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est d'assurer la sécurité des personnes, mais ils ne doivent pas lever leurs mains et essayer de frapper maintenant la population. Donc ce qu'ils doivent faire, c'est quoi? Ils doivent encadrer, ils doivent assurer les personnes, ils doivent assurer leur sécurité. Mais vraiment, ils ne doivent pas essayer de les mettre dans des conditions bizarres, hein? Même aller jusqu'à même les frapper. Je pense que c'est pas normal. Aujourd'hui, il y a les Serigne Dara, ils ne sont pas à l'aise. Ils ont donc les disciples qui sont dans la maison, mais ils ne sont pas à l'aise. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'État qui est derrière cela. Et je pense que nous lançons un appel solennel à l'endroit du président de la République, qui est le chef suprême des armées, donc d'apporter sa contribution, parce que les maîtres coraniques ont voté pour lui. Ils ont voté pour lui, pour qu'il améliore les conditions de vie des Sénégalais, mais aussi apporter sa contribution pour aider les Serigne Dara à conduire et vraiment à véhiculer leur message. C'est Serigne Dara qui est... Donc aujourd'hui, si vous allez au niveau de la police, les étudiants, un policier, soit il est mouride, ou bien il est tidjane, il appartient même à des confréries. Donc un policier, soit il est talibé de Serigne Touba,
soit il est talibé de Seydi El Hadji Malick, ou il est talibé de Baye Niass. Donc les forces de l'ordre ne sont pas des ennemis. Il doit avoir ce lien de fraternité entre les maîtres coraniques et les forces de l'ordre, parce que nous sommes tous des Sénégalais. Les maîtres coraniques et les talibés ne sont pas des étrangers. Ils ne sont pas venus donc, de la Côte d'Ivoire, donc dans les autres régions pour venir ici au Sénégal. Ils sont des Sénégalais comme eux qui ont de la nationalité. Donc il ne doit pas avoir cette discrimination. Ce que nous avons vu entre là, dans la manière dont ils ont traité dans la société, si vous êtes quelqu'un, c'est un talibé. Non, un talibé, ça doit être quelqu'un qui porte des habits sales. Non, ceux qui dirigent les prières mortuaires, si vous, au niveau des ménages, des mariages, qu'est-ce qui vont vers leur intervention, on va appeler les maîtres coraniques et ces maîtres coraniques-là qu'on appelle pour qu'ils fassent leur intervention, ont été formés ont été formés à l'école coranique et ils ne sont pas été formés par moi qui vous parle actuellement. Je suis passé par l'école coranique. J'ai fait tout mon parcours à l'école coranique. Après, je suis passé dans l'école française. Donc, le Dara a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Si nous sommes en train de parler aujourd'hui, étant l'un des disciples, mes petits-fils de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, on ne doit pas croiser les bras comme ça et dire que non. Mais nous devons apporter et essayer de les soutenir. Parce qu'aujourd'hui, si on ne les encourage pas, vraiment, la société ne sera pas développée, la société ne sera pas bonne. kon ñoo ko déggandoo def nañu immersion ci fi nga xamante ne fi la quartier taaliba yi jóge nañ ci daara ñëwaat ci daara nag fii nii ñu nekkoon fi la affaire bi xewe woon maître daara bi kenn du ngeen ko nettali gis ngeen ko niñ ko def gis ngeen bëtam bi nu mu tuuroo arme bi nga xamante ne jël nañ ko daal di ko koy dox ci bopp daal di ko koy dox ci bët nit ñi taxaw mënuñoo intervenir parce que ay forces de l'ordre ñoo taxaw ak seen ay ngàndaay jaay leen doole jël ay doomu jàmbur yóbbu leen ba heure bu leen neex ñu daal di leen di indiwaat donc ñoo ko gisandoo Sénégal yëpp daal di ciy teg seen batt ñoom nag tooguñu croiser les bras xam nañu seen ay droit en tant que citoyen te dinañ ko topp bu soobee yàlla ba lu leen ci yoon rek may waaye ñu doon lancer benn message rek ki nga xamante ni moom moo di njiitum réew gi di leen rappeler que ni maître coranique ni maître bi di jàngalee ci école ba français ñoom tamit noonu la ñu toogee di jàngale alxuraan ndax dañoo nekk ci pays boo xamante ni 90% musulman taxaw nañu nag tooñuñu benn sëriñ daara mais nañ jàpp ni axlu daara yëpp lañu tooñandoo di ñaan yàlla rek mu daal di fii gëj jox leen dig daje ba beneen yoon